ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ko Moustapha waxee ci weeru koor lañ génne dugg ci korité ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu suñuy ñaan nangul ñu lépp luñ ko ci jaamu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc sàmm ñu sàmm njaboot yi may ñu fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram di sant bu baax a baax nag boroom kër gi ñu dalal sun papa Soya Sow ak sun maam sun chéri koko Aminata Demba Soya ak ñoom Mamour Fall ak seen génération boobu ñoom ñoo doon jàngandoo donc sun bay Soya ñu ngi lay ziar di ñaan yàlla mu yokk fan wi may la wér-gi-yaram yàggal la sun kanam sun maam ji aussi di maam Aminata Demba Soya ñu ngi koy sant bu baax a baax moom nag non seulement dafa nekk sun maam ci wàllu famille mais toujours ci wàllu politique daf ñoo teete ci gannaaw sun waajur wa sun kilifa gu baax ga le ministre d'État Djibo Leyti Ka yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xaare ko aljanna ci biir URD googu ñu nekkoon mu uufoon ñu ca di ñu xelal di ñu teete ba yàlla def li muy def ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam sun rakk jawoon aussi di Duudu Ndaw ñépp xamoon ko mu amoon taxawaay ci dëkk bi te wuy ji ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla yërëm ko jéggal ko xaare ko aljanna di sant ñépp di masawu ñépp di jéggalu ñépp ndaxte ñépp xam na ni jamono ji xat na xataay boo xam ne nii nit ñi amatul jot rawatina di dem di wuy ji ndajem politique mais wax dëgg yàlla ci jamonoy tàngaay ngeen bàyyi seeni yitte ñëw wuy si ndajem politique dama ne loolee amal na leen ci njukkal yàlla mi am fay yàlla nañu leen yàlla fayal lii aussi ngeen ñu mënal donc ñun responsable politique yi wala ñun ñi ñuy dàkkantele responsable politique ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay ndaxte politique bi tey nit ñi tayal nañ ci ndax suñu jikko ñun politiciens yi mais askan wi moom wàccoo naag les leaders politiques donc jërë ngeen jëf ndaje mi li ko waral lu yomb la concert de mouvement la foofu laay njëkkee Moustapha ci information yi bu ñu lancé le 1er avril 2017 biñ koy lancé danoo xool situation politique communale xool situation politique départementale bi ñu gis ni war nañ yokk ñun suñ taxawaay ci gannaaw suñ leader le ministre Aly Ngouille ñu xalaat waxtaan ci suñ biir ñu ne kon nan taxawal kuréel goo xam ne nii dañuy participer ci animation parti bii di APR mais également participer ci animation wu coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ci gannaaw notre leader le ministre Aly Ngouille ci commune bi comme ci département bi ci loon ko lancé di ci dox li ko taxoon a jóg nag ñetti façon militant la ñi nga xam ne nii xëy na jusque là ñi ngi woon ci kujje gi ci opposition bi ñu ne nan dem waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw jàppale Aly Ngouille wala ñi nga xam ne nii jusque là sax politique gun woon ñu ne nan dem waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw jàppale Aly Ngouille
wala ñi nga xam ni sax ñi ngi woon ci parti bi di APR wala ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaye depuis un certain temps tayal nan dematul dikkatun yéen jàngkat yi ngeen leen di dàkkantale les frustrés ñu ne nan dem waxtaan ak ñoom pour les faire revenir boobu ba léegi aussi ci taxawaay boobu lan teg suñ tànk moo waral ndajeem tey mii donc mën naa wax ni ndaje la moo xam ne nii dafay entrer dans l'animation et la massification de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar derrière notre leader le ministre Aly Ngouille ba tax ñu waxtaanoon nag suñuy xarit yu nekk fii kenn ci ñoom jiite leen di ndaw muy Ahmed Soya nekk jàngalekat dëkk fii mais di jàngale fële ca Lumbelaana mu ànd ak ay moroomam ñu toll ci presque ñaar fukk ak juróom yoo xam ne nii bi ñu waxtaanee ak ñoom li ñu xamal mooy mosuñoo politique ñoom mais waxtaan nañ ak ñoom ñu waxtaan ak suñ xarit bii di Amadou Sow comme ni ko Moustapha waxee ba pare nañ pour ñëw ànd ak ñun ci biir APR ci biir Benno Bokk Yaakaar jaaree ko ci mouvement bii di CONCED nekk ci gannaaw le ministre Aly Ngouille donc Ahmed yaag Amadou ak seeni ñooñ ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm di rafetlu seen taxawaay wax ngeen ñu dégg nañ ñu ngi ñaan yàlla mu bàyyi ñoog suñ sago ba du ngeen réccu lu tax ngeen ànd woon ak ñun parce que politique bi bëri na ñuy engagé wu au départ mais à l'arrivée dañuy découragé parce que li may wax rek comportement leader yi wala comportement responsable yi moom la nit ñi mëntut a comprendre à commencer par nous donc kon nag sas ngeen ñu ngi leen ci sant bu baax a baax li tax ñuy woote ci koñ yi ak koñaat yi wala ruq ak ruqaat yi mooy que ni dañoo yàgg di woote fële ci ngéwal ci suñ benn ndaje kenn ci ñun nañu nañuy def des rencontres périodiques délocalisées wala décentralisées wala xamu nu ngeen koy tuddee mais daal nañuy génn Linguère Kumba loolu moo waral dem nañ fi jàlluraay loolu moo waral tey ñi ngi waat jàlluraay ëllëg danañ demaat ci li demaat feneen danañ dem ci département bi danañ dem même ci réew mi danañ ci ñëwaat parce que ci mois d'avril bi dem nañ fa Saint-Louis waxtaan ak suñu rak étudiants ak ay professeurs des universités yu jëkk fii ci dëkk bi nekk ay xale yu ndaw am xam-xam yu fekkee jataay bi te tey pare nañ pour ànd ak ñun ci combat politique bi ñu def alors que ñoom ils étaient jusque là apolitique ci loolu wax naa coalition Benno Bokk Yaakaar suñ nijaay ji di Ibra Simal ñëpp xam nañ ni réew mi la bokk ñëpp gis nañ tey diggante président Macky Sall ak président Idriss Seck donc bu toogee fii c'est très normal ñu jaajëfal ko na la tonton vraiment li ñu defal neex nañu trop yal na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla may ndam seen parti bi ci gannaaw seen président mu Idriss Seck àndam ak le président Macky Sall yàlla yàggal ko def ci ndam pour njëriñal Sénégal ngeen gis yeneen responsable yoo xam ne nii ci APR la nekk sun papa sun nijaay mais surtout notre ami Matar Koumé mi ngi fii nekk ci biir parti bi nekk ci gannaaw son responsable le DG de l'ANER Djibi Sara Matar sun papa sun nijaay sun xarit vraiment ñi ngi sant ci taxawaay bi gis nañ fi ñoom nijaay Pape Cissé buñ limee duñ fi jóge te danaa juum te koo tuddoo keneen ki mën nañ ko gisee neneen mais juste pour dire pour me résumer wax li Tafa waxoon gis nañ ñëpp wax nañ ma ne ma suñ doyen Ali Ndiaye mi ngi suñ ginnaaw Ali Ndiaye ku ko gis nga Aly Ngouille ku ko gis le ministre Aly Ngouille ngay gis taxawaayam suñuy ndaje aussi du guléet mu ñëw ci defe naa fu concert woote Aly Ndiaye am jot sol na dàllam fekk ñu fa ànd ak ñun ci ndaje mi doyen Ali vraiment jaajëfati yaag tous les responsables et militants de l'APR xëy na lii initiative bu concert la mais dama ne politique du tekkaaral dañu war di woote di waxtaan muy am ay réunion de coordination di am ay cadre de concertation mais buñ bàyyee lépp leader bi bu fekkee le ministre Aly Ngouille tant que ñëw rek dara du yëngatu wala buy ñëw baxaw wane wu ne Ali man maa fi nekk
alors que en vérité buy aali di ñibbi bala moo dellu ngiij bala moo tollu ngiij baxaw nekk ca lam nekkoon dama ne loolu du doxal ab politique. Politique animation la yëngu-yëngu la massification la loolu la concert jublu ci initiative yi muy def pour que nit ñi xam li waral initiative yi. wax naa ko du ci commune bi rek ci département bi dañ fiy dem fu nekk envisagé nan dem ay localité gasaan ak yu yëpp dem nañ fa mais danañ fa dellu danañ dem aussi ci yeneen régions yi donc ñi ngi sant ñëpp information yi comme ni ko Moustapha waxee avant boobu kër gi nag kër gu historique la ci ñi xam histoire politique gu Jolof ñun tuuti nañ ci mais yéen ñi nga xam ne ni yéen ñu jiitu ci politique ku xam kër gii xam histoire politique gu Jolof xam ne kër la goo xam ne nii ndajeem politique yàgg na fee am xam ne kër la goo xam ne nii leader politique du Jolof yàgg nañ fee bàyyeekoo yàgg nañ fee woote kon maam Aminta yàgg sun bay sooya jërëjëfati jàngal ngeen ñu lu bëree bëri xam nañ ci dara information yi comme ni ko Moustapha waxee bi ci njëkk le président Macky Sall wax na ni son gouvernement dana recruter 65 000 jeunes à travers différents programmes yooyu aussi dañ ko décentraliser ci département yi de sorte que autour du préfet tous les services concernés ak les mouvements de jeunesse lu mel ni le comité le conseil départemental de la jeunesse ñu am chance su ki ko jiite nekk suñ rak nekk militant wu APR derrière notre leader le ministre Aly Ngouille di Coumba Diouf Ndiaye jiite ko conseil boobu donc 65 000 jeunes yooyu def nañ plusieurs liens parce que ay ministère de la jeunesse ministère de l'environnement d'autres ministère des sports ñoom ñëpp dañuy recruter ñi ngi joxe aussi ay liens yoo xam ne nii tu t'inscris en ligne ñu jox la un numéro d'inscription pour que ñu def le travail de suivi donc dañuy ñaax ndaw ñi ñu jege kii di la préfecture jege kii di la présidence du conseil départemental de la jeunesse à travers notre frère Coumba Diouf pour ñu am toutes les informations nécessaires pour mën a bindu pour ñu yaakaar ëllëg bokk ci ndaw ñi nga xam ne nii gouvernement bi pare na pour jël leen mu nekk 65 000 emplois beneen bi financement gouvernement bi wax na ko 450 milliards jagleel ko ndaw ñi ak jigéen ñi du lu bees et ci loolu dañ leen di encourager aussi yéen jigéen ñi ak ndaw ñi pour ngeen gën cee taxaw pour que Jolof am wàllam ci financement yooyu buñ ca yeggee ak jàmm te rafet nañ ci njort parce que am nañ suñuy kilifa kii di notre leader le ministre Aly Ngouille woote na fi forum de l'emploi ànd ak ndaw ñi pour former leen teete leen ci élaboration de projet pour ñu yaakaar jot ay financement loolee yàlla na ko yàlla yeggale ak jàmm mais dama wax ni du loolu rek mooy source de financement parce que lii di jigéeni CONCED yàlla def na avec le ministère de la femme ci benn structure am Fonds national de promotion féminine jege woon nañ leen fi ba weer yële ci gannaaw ñu jagleeloon ñu 6 millions de financement accordé aux femmes jaar la ko ci mutuelle ba la di Mécarul nekk daara suñ sœur Roqay Coobaan jiite ko donc ministère de la femme aussi mi ngi financé yàgg na ministère de la microfinance Zahra Iyane Thiam jiite ko mi ngi financé mais la particularité en plus de la DER la particularité mooy ministère yooyu yëpp pour ñu mën a bénéficier ci seeni financement il faudrait nga concevoir un bon projet bind projet comme ni ko le ministre Aly Ngouille digle déposer ko pour ëllëg am yaakaar ñu financer la donc dañuy ñaax rek dañuy rappeler ndaw ñi jigéen ñi ñu taxaw ci loolu parce que lu possible la parce que
avant financement yi on peut même dire que ni kii du suñu leader di le ministre Aly Ngouille lim fi dugal ci ay financement bari na trop jëmale ko soit ci ndaw ñi ou bien ci jigéen ñi mais dama ni loolu lépp normalement buñ ko booleeg une bonne gestion war na mën a am jeexital ci askan wi et foofu la ñuy invité le gouvernement mu accent bi mu mettre l'accent ci formation ndaw ñi ak jigéen ñi parce que xaalis boo ma ko joxe aussi neex na trop li may njëkk a def mooy xool samay problème yi jàmp ma réglé ko au lieu ma koy dugal ci projet ba taxoon ma laajte xaalis boobu donc buñ formé jigéen ñi formé ndaw ñi mën nañ rafet njot ci ne ëllëg effectivement buy financement yi paiement yi jeex danañ dem ba danañ am autonomie mën a dem ak seen bopp dootuñ sax soxla ku leen dimbale donc vraiment loolu lu ñuy rafetlu la te du premier financement wu Aly Ngouille notre leader dans la commune wala dans le département ni mu ko defalee Linguère noonu la ko defalee waa Daara noonu la ko defalee un peu partout dans les autres communes du département mais gestion bi moo des comment gérer ça donc gestion boobu nag ñi bénéficiaires yi ñoom la seen loxo war a dugg bu baax ci gestion boobu pour que mu am jeexital ci seen dundin ci seen nekkin wax naa le ministère de la microfinance ñun am nañ fa ay entrée yoo xam ne nii ay projet ngay déposé ngay bind ñu déposé la ci seen benn service bu tudd Promise mais financement wala fonds islamique la donc ñoom seeni financement bokkut ak financement kii nii quoi donc ku xam islam xam ne seeni intérêt nangun sax intérêt d'ailleurs donc am nañ seeni charte am nañ seeni conditionnalité mais dama ni nan multiplier les chances muy ministère de la microfinance à travers le Promise muy ministère de la femme mu bëri ay sources de financement muy d'autres ministères fu ñu dégg na war nañ fa mën a espérer ay financement nan xool les conditionnalités les modalités ñu déposer maintenant ñun responsables yi ñu assurer le travail de suivi donc ci loolu laay invité vraiment sun ndaw ñi ak sun jigéen ñi leneen li aussi mooy que ni Moustapha wax na ko léegi Amadou mii dalal ñu am na un programme culturel bu muy waajal mais ci loolu am na benn information culturelle rek buñ bëgg a jàllale et heureusement que Sidi Mbaye Seck ak Abou Bakri Sy ñi ngi suñ ginnaaw ñu ngi leen di nuyu ndaxte ci suñ groupe WhatsApp bii di conseil municipal ñu def ko autour du maire le ministre Aly Ngouille bërki démb Abdou Cissé def ci dugal benn information de taille mu ne dafa am ay doomu sénégalais yu nekk Espagne di yëngatu ci culture cosaan ak aada ba yàlla am lu mu leen ci wërsëgale ñoom sénégalais yooyu bërki démb nag ñoom sénégalais yooyu ñu ànd ak ay espagnol seeni naataango ñëw fii ci Linguère jaar mairie bii ñoom ñu dalal leen ci ñi leen dalal Sidi Mbaye mii ci la Abou Bakri mii ci la ñu ànd ak ñoom visiter waxtaan dem sax ba xool studio d'enregistrement bi nga xam ni notre leader le ministre Aly Ngouille moo ko fi def ñu ne ñoom seen mébét ñoom Sénégal yooyu te nekk Espagne di yëngu ci culture liñ bëgg mooy loolee yàlla wërsëgal leen ñu ñëw bokk ko ak képp koo xam ni day yëngu ci culture comment ubbi benn école de formation culturelle mais particulièrement li ci njëkk mooy musique la ñuy jàngale donc ñi nga xam ne nii comme Amadou sa classe gi musique intéressé na leen am ngeen chance boo xam ni opportunité boo xam ne mën ngeen ko exploiter aussi pour loolu il faut ngeen inscrire donc je dis que ni bu ngeen jegee soit Abou Bakri wala Sidi Mbaye wala Abdou Cissé wala mairie da ngeen am la bonne information xool inscription bi nan lay demee parce que dans un mois ci liñ dégg ci audio Abdou bi dans un mois ñoom dem nañ mais dans un mois dañuy dellusiwaat pour ubbi école bi commencer jàngale culture principalement la musique kon ñooñee defe naa ni li ñuy wax du waxi nen kon nag kooku aussi chance la pour les jeunes yi nga xam ne nii wala jigéen ñi nga xam ne nii
culture ñor na leen rawatina la musique na ngeen ko noté jël attache ak la mairie vraiment pour xool les conditionnalités les conditions à remplir pour mën a espérer ci formation boobu. beneen information bi c'est par rapport aux élections locales le président Macky Sall jël na décret annoncé ni la date des élections locales est fixée pour le 23 janvier 2022 donc toogaay moom amatul woon naam mais rawatina tey bi nga xamee ne léegi date bi le 23 janvier la 2022 naam xam nañ ko mais il faut ñu waajal ko donc dinañ ci ñëwaat Moustapha annoncé na ko mais ñu jàpp ni kon lépp lu doon laxasaayu benn nañ ko yokk ci gannaaw notre leader le ministre Aly Ngouille leneen li mooy Moustapha wax nga ko sant parce que ñu ngi may signaler présence su la secrétaire municipale notre sœur Nini Ndiaye ak notre sœur Mati Gueye bi nga xam ni moo jiite lépp luy jigéenu APR ci commune bi vraiment Nini yaak Mati ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen teewaay di rafetlu aussi seen liggéey parce que gis nañ ni ngeen di taxawoo jigéen ñi am nañ ci firnde Dembo Ndiaye danaa ci ñëw également suñu sœur Ndey Koura Cobaan wax nañ ma ne ma ñëw na moom it gis nañ taxawaayam mu nekk jigéen terewul muy daan dooleem ci centre bala nga xam ne nii mi ngi koy gérer mu nekk centre Amadou Seck bi nekk ci wetu Sénélec ak sun maam Boy maam Sayer Gaye yal na yàlla yàggal la suñ kanam suñ tonton Biram Pateña ak notre frère Babacar Ndiaye Babacar Moustapha comme ni nga ko doon waxee rek suñ digganteeg moom yàgg na et je sais que ni pour mu assister ndaje politique du lu fréquent du lu di faral di gis donc ñi ngi rafet lu baax sa taxawaay sa ànd ak ñoom Amadou ñoom Amet ak seen groupe bi yëpp ak notre sœur Khadija yéen a nekk ci koñ bi nekk fekk suñuy kilifa Zal Koné nekk fekk suñuy kilifa suñ grand Maodo Gueye kenn xamee ko ci ndajey politique mais ñun ñoo ko jaral muy déplacé wu Maodo ñu ngi lay sant bu baax a baax suñ tonton Diaba Gissé suñ tonton Yoroba nekk fii ci koñ bi Aboubacry wax naa ko léegi ñoom ñëpp di liggéey pour le ministre Aly Ngouille ñoom ñëpp di liggéey pour l'APR di liggéey pour le Benno Bokk Yaakaar li ñu ñor daal mooy animer le parti APR li ñu ñor mooy animer massifier la coalition derrière notre leader le ministre Aly Ngouille à travers la concerte ci nin ko mënee parce que ku ci nekk xoolal fi nga mënee amal njëriñ sa leader nga jàpp foofa boo defee keneen def buñ ko boolee mu nekk aw say nekk suñ njëriñ ñun ñëpp ci loolu la ñuy invité nit ñi parce que nag dëkk bi ku jàpp ni yow kese mën nga koo defar da ngay nax sa bopp Jolof gii ku jàpp ni yow kese mën nga koo defar da ngay nax sa bopp réew mii ku jàpp ni yow kese mën nga koo defar da ngay nax sa bopp te kenn ci ñun doon ko développement am na fu muy tàmbalee amul fu muy yem la preuve téléphone yii ñuy utiliser tey sun maam ya ca barsàq yal leen yàlla yërëm jéggal leen xaar leen aljanna ku leen yeewoon ca fan tëdd na leen seen sët ya ca àdduna kenn kaa nga États-Unis kenn kaa nga Sénégal ga ngeen bàyyi ko wala Linguère tey ñoom seen ñaari sët yooyu ñi ngi waxtaan ci téléphone boo xam dañuy gisante ci nataal ñu ne la non loolu war te mënu télévision yii ñuy seetaan tey ñun bi ñuy gën a nekk ndaw ci liñ fekkee kër yi télévision doon am dañ leen doon wàññi suñ koñ bee bu ma juumul man fi ma njëkk seetaanee télé kër maam Nduura Cobaan la suñ kër bay ñoom eld mangaan yal na ko yàlla yërëm jégul xaaral ko aljanna tey xoolal télévision dem na ba léegi nit ñi sax seetaantuñ télévision lépp mi ngi ci portable yi pour dire que ni li nit ñi jàppee tey développement ci waxtu yu ñuy wax ak yéen suba mën na nekk quelque chose de dépassé de sorte que boo commencé développement tàmbali nga rek mais bul xam fu muy yem ci loolu
ci loolu ku ci nekk ci sa ay defal li nga tolloog bu ay ga jeexee keneen ku ñëw def lim tolloog ba keroog yàlla di soppi moo tax ma ne xiiroo bi ak ŋaayoo bi jaru ko réunion bii ñu initié biñ ko jàppee wax ko suñ kilifa ba pare muy le ministre Aly Ngouille wax ko les responsables de l'APR de la coalition Benno Bokk Yaakaar yëgal nañ ko ba yëgal ko ñoo xam sax wóor nañu ne ñun politique yëgal nañ ko ba yëgal ko ñoo xam ni wóor nañu ne ci ku jég politique gi lañ bokk parce que li ma jàpp mooy muy ñun ñi nekk ci pouvoir bi ci gannaaw notre leader le ministre Aly Ngouille muy ñi nekk ci opposition bi muy ñi nekk société civile muy le simple citoyen li ñu ñor mooy le développement du Jolof te kenn ci ñun mënu ko def sans l'autre c'est pas possible moo tax suñ politique amut xuloo xoolun ku far ak ñun ak ku fartuk ñun li ñu jiital mooy les rapports humains parce que koo ci bayeeg boppam muy man ak sama morom koo ci bayeeg boppam mënulut boppam dara la preuve bés dana ñëw da ngeen ma sang da ngeen ma tëral da ngeen ma ñaanal da ngeen ma jullee da ngeen ma jébal sama borom yàlla na yéex donc loolu buñ koy bàyyi suñ xel war na tax ñuy rafetal suñ diggante rawatina politique bu bon bii sérieusement war ta ñaawal suñuy diggante jarut fëgg dënn jarut man la yàlla moom nguuram mooy xool ku ko neex mu jox ko bu àpp ba jotee dogal ba wàcc nit ñi ànd nañ ci ñàkk nañ ci ànd loolu du yàlla xoolu ko yàlla noppi na comme ni ngeen koy waxee vraiment ci loolu ñi ngi jéggalu nekkul fi pour di joxe des leçons de morale tuuti nañ ci trop parce que suñuy kilifa rek ñoo ñu wër liñ xam ci àdduna expérience de la vie amuñu ko ñun liñ xam ci expérience politique amuñu ko rawatina bi nga xam ni ñu doyadi lan ñu matadi lan mais dama ni sur la base de simples constats sur la base de simples observations gis nañ ni politique bi daal tey yàq nañ ko war nañoo xoolaat suñu bopp ñun ñi dàkkantele les responsables politiques ñi ngi rafet lu baax la présence de notre ami Daouda Thioban démb lan dem këram waxtaan ak muy enseignant nekk un directeur d'école nekk quelqu'un boo xam ni ku mos a joxe boppam ci mouvement associatif ci enseignement bi la donc Daouda vraiment ñu ngi lay sant ci présence bi suñ grand Nas Touré vraiment bu ma limee juum li may wax rek am na si ñoo xam mosu ñoo dem politique suñ chéri suñ maam booy njéeme gisee ñi ngi may wax ni ñëw na suñ maam suñ chéri aji gisee ñi ngi may wax ni ñëw na loolu buñ doon lim duñ fi jógee mais vraiment ku ci nekk gis nañ la ku ci nekk ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay masawu parce que métti na yàgg na Moustapha mi ngi may signalé na y a un programme bu jigéenu APR yi prévoir le samedi 29 mai bii ñu nekk dañuy organiser benn conférence ci une conférence religieuse ci place su marché ba donc sous la conduite comme ni ma ko waxee léegi de Mati Gueye et de Nini Ndiaye ak les autres responsables femmes de l'APR vraiment Moustapha encore une fois ñi ngi sant ñëpp ñi ngi jéggalu ñëpp lii prétexte la rek pour ñuy daje parce que depuis un certain temps dajewun waxtaanun gisantewun conseil initié ko derrière son leader le ministre Aly Ngouille et ñaanun yàlla mu yem fi keneen na jël woote ñun ñëpp ñu laxasaay wuy ji ñëw waxtaan xool nu mu gën a rafetee xool nu mu gën a baaxee ñu doxalee noonu li ngeen di wax lu kenn man ñaar ko daax buñ ko doxalee noonu ñun ñëpp suñu njëriñ lay doon et kenn du sonn d'ailleurs mais boo bëggee jël lépp nag yenn ko mais finalement non seulement doo am réussite ba ca war mais da ngay mujj sax toxi moo tax il faut ñu travailler en équipe ba pare nag partager wu les rôles les responsabilités kii nan ko jagleele lii kee lële keneen lële bu ko defee yenn bi oyof ci ñun ñëpp ba pare amal ñu njëriñ en même temps vraiment ñi ngi jégalu ci parole bu gudd bi xam naa yenn détails yi danañ ci ñëwaat comme ni ñu ko waxee concert bi ñu ko lancé le 1er avril 2017 def na fi ay activités ay reboisement la des activités
socio-citoyennes c'est des programmes citoyens parce que man li ma jàpp wala ñun leen jàpp mooy mënuñu taxale politique ak citoyenneté mun leen yéen jàngkat yi ngeen ne la politique c'est l'art de gérer la cité ba pare ñun politiciens yi ñu bëgg a gàkkal politique mënuwul c'est pas possible donc pour man wala pour ñun jàpp nañ ni kenn mënta taxale politique ak citoyenneté donc concept réalisé na fii beaucoup d'activités et activités yooyu yëpp luñ ciy def aussi dañ ci yóbbu suñu leader le ministre Aly Ngouille mu jàppale ñu ci aussi reboisement bi ci mujj bi ñu def maison d'arrêt et de correction bi di prison bi ak collège bu Ngéej bi daanaka le ministre Aly Ngouille a mis à notre disposition plus de 400 plans ay plans yoo xam ne nii soit ay arbres fruitiers la wala ay arbres ornementaux wala ay arbres ombragés loolu am na solo trop lépp lu ñu yëkkati comme activité waxtaan ci ak moom jàppale nañu ci ba tax pour ñu dérouler ko réussir ko ànd ci ak askan wi day yomb ci ñun donc ci loolu ñi ngi réaffirmer plus que jamais suñu disponibilité suñu soutien à notre leader le ministre Aly Ngouille mais surtout di sant askanu Jolof di sant askanu Linguère parce que wax dëgg yàlla bu ngeen ñu bàyyeeg suñu bopp mënulul suñu bopp dara ba di leen mënal dara ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jéggalu di leen masaw gis nañ ñëpp kun lim ak kun limul daf tolloog ni léeg-léeg il faut nga seppi ñenn ñi rek mais wax dëgg yàlla gis nañ ñëpp gis nañ taxawaay yi yàlla mi am fay yàlla nañu leen yàlla fayal yàlla may ñu ndam ci lii ñuy def defal ko bépp doomu aadama defal ko suñu leader le ministre Aly Ngouille jërë ngeen jëf